salaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàkkusaan si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës groupe Sénégal daal dina jëlub dogal taxawal benn kuréel ga nga xamante ne day xel di saytu lépp lu jëm ci wàllu coow li fi doxoon ci ndorteelu weeru mars gële ñu daal di génn ngir rek daal di fexe ñu daal di doxal yoon ci fànn boobule loole ki ko xawle di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu takku der yi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi noone la ko daal di xam ne ginnaaw bu ñu jënoog waaye taskatu xibaar yi niki tey jii. kile di Sidiki Kaba itam daal na ci àddu ci yeneen kàddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi tëjteelu frontière bi foofee diggante réewum Sénégal ak Guinée Conakry juróom benn weer a ngi nii ak lu teg fukki fan dem beeg dikk bi daal di tàggatémb rawatina transporteurs yi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi di Mansour Faye niki tey ji demoon na fa dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono askan way yeewoo ca Kanjalang coowal suuf daal di fa jibaat ba tax rek ñu daal di yëkk ay kàddu rango ay morso yu xonk niki tey ji jàpp ne nag faw ñu daal di ànd yoon ci fànn boobule ndax mënatuñu dëkkoon ñuy daal di caxatee seen suuf si saa su ne dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar jeexale ko tolluwaayu mbas mi ni ko bésu tey ji tàggat yaram lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllu coow loolee nga xamante ne nag moo jëm ci coow li fi amoon taxawaay giñ ci war a mën a am ak it li ci yoon wax seen def dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi wàccaayu li leen di koor gi itam saa su ne dagg nañ ne nag lu jëm ci wàllu produit yi ñuy jëfandikoo day xel di yokk njëg li ban jàngat ban taxawaay lañ ci mën a am ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye mu fete ci xarale. Birama Ndiaye. lëkkaloo ci ak kiile di Alassane Wade mbokk yi sant nañ leen gërëm leen ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo te nekk alxames juróom-ñetti fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ñu dooree ko ci coow li fi amoon niki njeexitalu ndorteelu weeru mars gële ñu daal di génn nguurub Sénégal fas yéene taxal benn kuréel ga nga xamante ne du am péete ngir rek daal di fexe andi la fay dëgg fexe itam yoon daal di def liggéeyam ci fànn boobule ki ko xamle di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu takku der yi nekki tey jii ginnaaw bu ñuy amab ndaje ñaari ay bés yu ne gouvernement bi di janoog waaye taskatu xibaar yi moo ngi amoon ci teewaayu Abdoulaye Diop. coowal Ousmane Sonko Adji Sarr daal di nañu koy yëkkati gouvernement gi Sénégal def mi ni mel loolee nag ngir mën a indi leeral ci yi fi xewoon suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk armée gi di maître Sidiki Kaba. Il était important de le faire et il nous faut éclairer l'opinion. foog ñu leeral askan bi ndax dañoo dégg ñu bëri ñu ne gouvernement bi loxoom dafa dugg ci yi fi xewoon ñi ci faatu blessé yeeg yàqu-yàqu yi loolee lépp loxoy état bi daf cee dugg. le fait du gouvernement du Sénégal. ci bilan bi ñu def ñu ne fukk ak ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp juróomi téeméer jële ci gaañu gaañu jëruñ bi jàpp ni bilan boobee dañ koo yàkkamti daal di seetal itamit force de l'ordre yi ñu ciy joxañ. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont des forces de l'ordre qui elles-mêmes. yu xew yu bëri dañ naan way takk der yi ñoom ñoo sax yàq seeni caserne ñoom ñoo yàq Auchan yeeg station Total yi yaakaar naa nag booy nettali dara dama jàpp ni da nga war a wax li nga xamante ni moo xew dëgg tey jii mënuñoo wax ni force de l'ordre yi dugal nañ seen loxo ci loolu. lu ñeel nag ci teewaay ay force occulte ak i nervi jëruñ bi moom su fekkee rek lay wax waaye mi ngi leeral. S'il y a des forces occultes, des forces occultes. S'il y a des nervis, ils seront. su fekkee am na ay nervi suñu noppee ci enquête bi nga xamante ni dinañ ko ci jagleel su fekkee force yooyu nag am na comme ni ñu ko waxee ci seeni reportage ci manifestation yooyu su fekkee am na nag lépp lu ci war a leer dina ci leer. La vérité sera établie. jëruñ bi ñu dénk armée gi nag ca beneen wàll ba daan nay xam leen dinañu taxawal ak commission nationale bu tëddee njaaxaanaay ngir mën a leeral xew-xew yi fi xewoon muy xam leen ni boobu lépp commission dinañ ci woo sax opposition bi ak société civile bi. ngeen ci mën a àddu ci wax sa xalaat lay doon ci njeexitalu xibaar yi kile di Sidiki Kaba jàpp na nag lu jëm ci wàllu force occulte yooyu ak nervi yooyu dinañ def seen kem kàttan ngir daal di xool ndax loole am na am déet ak nu mënti demee ñu toog di xaar ba xam ana fan lay wànnente di mujj ak ay gëtëm.
administration pénitentiaire ñoom itam gis nañ ne ñu ñuy daal di tëj foofee ca Ndungu Siin lim baa ngay gën di wàññeeku la ko waral bokk na ci njégal gi nga xamante ne njiitu réew mi door na ko lu dalee atum 2019 ba léegi nii lu ëpp juróom-ñaari junniy nit ya nga xamante ne ñoo ngi nekkoon foofee ca Ndungu Siin daal nañ leen génn ñu dellu ci seen kër yi loole bokk na ci li nga xamante ne day xel di tax rek lépp lu jëm ci wàllu bërëb yooyu daal di am ab afiya Adja Ndeye Marème Ndiaye. ñii saytu ak yelleefu doomu aadama yi yàgg nañoo ŋàññ nag nii nga xam ne noonu la kaso yi di feesee fii ci biir réew mi tey jii nag administration pénitentiaire daal dinay fësal benn bataaxal boo xam ne day firndeel ne am na lu wàññeeku lu bëri sax ci ñi nga xam ne tëjoon nañu leen ci biir kaso yi te loolu mi ngi nekkoon ci atum 2020 ak ndoxteelu atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci ñoom grâce présidentielle yi nga xam ne def nañu ko ci atum 2019 2020 ak tamit 2021 wàññi na lu baax a baax ñii nga xam ne nag ñoom ñoo nekkoon ci biir kaso yi ndaxte ci atum 2019 daal dinañuy bàyyi ci lu weesu ñaari junni yu tegal ñaar téeméer ak benn ci ay ñu tëjoon ci biir kaso bi ci atum 2020 ñu ngi toll nag ci ñeenti junni yu tegal juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ci atum 2021 ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett wante it mën nañu nemmeeku ne ci atum 2020 am na ay liberté provisoire maanaam daal ñu jox ab bàyyib négéniku ci ñu toll nag ci juróomi téeméer yu tegal juróom fukk ak ñeent libération conditionnelle moom jox nañu ko ci lu tolloog ñaar téeméer ak fukki détenu mandat de dépôt yi tamit ci période du Covid 19 bi ñu nekk ni sax dañu ko wàññi bu baax a baax ñoom kon ñu daal di gis ba ci juróom-benni fan ci weeru avril ba atum 2021 lu tolloog fukki junni yu tegal juróomi téeméer ak juróom-ñaari détenu dong de ñoom ñoo nekk ci fanweer ak juróom-ñaari kaso yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir Sénégal ñi ëpp nag ñi ngi nekk fa li nga xam ne moom mooy ca maison d'arrêt et de correction bu Rebeuss daal di am ci lu tolloog junni yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent Cap Manuel bu Liberté 6 am junni détenu fa li nga xam ne nag moom mooy ca maison d'arrêt et de correction bu Thiès am juróom-ñeenti téeméer yu tegal juróom-ñeent fukk ak ñeent ci diwaanu Kaolack am na ci lu tollook juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett fa li nga xam ne nag moom mooy ca Ziguinchor am ci lu tollook ñaar téeméer yu tegal juróom fukk ak juróom benn Adja Ndeye Marème Ndiaye ñu àddu ci lu wàllu dem beeg dikk bi rawatina foofee ca dendu diggante Sénégal ak Guinée juróom benn weer ak fukki fan a ngi nii bu njiitu réewum Guinée daal di jëlee dogal tëj lépp lu jëm ci wàllu frontière yi ay jafe-jafe la ñu daal di nemmeeku ci dem beeg dikk bi commerçant ak transporteurs yi ñoom nag jàpp nañ ne dinañ am ak lu jëm ci wàllu oyofal mbir yi ginnaaw bi fa jëwriñ ba daal di demee niki tey ji Mansour Faye lay wuyoo ñu teewlu ko ak Boubacar Tamba. tey ji nag fi lu ñu fi indi lu ci ëpp mooy ñu bokk transporteurs yi nga xam ni ay weer ñi ngi fi amoon fi jafe-jafe mais yàlla def na en tout cas en partie jafe-jafe boobu xaw naa réglé wu tuuti parce que marchandise su doon tey jii douane nangu na accompagner leen ba nga xam ni déchargé nañ ko fii maanaam yombale leen lu bëri loolu nag dañ koy rafetlu bu baax a baax xëy na fi lay jëmi jamono yu néew problème yi am fii ci diggante bi xëy na daañu ñaan suñu borom mu saafaraw wax nañu ay doléances yoo xam ni doléance am solo la loolu daañu xool yan saafara lañ ci mën a indi parce que dañu nekk ci politique yoo xam ni dëkk doomaay ni dañ leen fexe ba defal leen ay piste pour désenclaver leen loolu bu soobee daañu seet yan taxawal lañ ci mën a indi beneen bi aussi sama mbokk transporteur yi nga xam ni ñoom ñoo bokk li ñu xam ni président moo ñu ko dénk mooy ci wàllum gare routière wàllum gare gros porteur dañ ci xalaat parce que lépp daal solution mën na cee am waaye mënuma ci engagé wu de telle sorte que ni bu ëllëgee dañu monsieur le maire monsieur le ministre moo fi ñëw wax fii lii ko bu baax daañu xool yan solution lañ ci mën a indi pour que comme fii dëkk la yoo xam ni maanaam dëkk frontière la donc dañu war a améliorer en tout cas le transit bi nga xam ni moo fi am na liggéey yoo xam ne def nañ ko nag ci benn poste bu ñu poste frontière nga xam ne dañu ay poste juxtaposé maanaam côté frontière côté Guinée am na ay jumtuwaay yu fa nekk côté Sénégal am na jumtuwaay yu fa nekk daañu xool ak ñu ko occupé ñoo xam ne la gendarmerie la police la douane en tout cas nan lañu mën a fexe ba nga xam ni postes yooyu ñu tuddee ne ay postes juxtaposés te UEMOA defar ka donc ñu fexe donc ba ñu mën ko occuper ci ay anam yu gën a baax yu anam yu gën a leer donc loolu daañu ci bàyyi xel ak yeneen doléances yi nga xam ne ci wàllum ambulance ak yooyu wax nañ ko fi dinaa fexe ba jottali ko le ministre de la santé de telle sorte que ni daañu ci indi saafara. di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi demoon foofee ca frontière Sénégal ak Guinée Conakry ginnaaw juróom benn weer ak lu teg ñu daal di tëj lu jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi ca boobe bërëb
ci bët saalumu réew mi la ñu des foofee ca Ziguinchor askan wa yeewoo ca Kanjalang foofee ay coowal suuf moom moo fa daal di jibaat ba tax niki tey ji ñu daal di rango ay morso yu xonk ngir rek daal di méttit lu dogatee gi nga xamante ne ñoo ngi koy def seen diwaan yooyu Ignace Ndeye. kenn du wàññi suñu loo bakkan lañ ci teg suñu loo yi ku fi ñëw boo ñëwee ak tapale dim ñu fi fekk demi loo moom ma dee rek. Kandialang Cité Peul mer nañu loolu ba tax na askan bi fekk baax ci quartier bi ni mel nekk ci commune Ziguinchor wàcc nañu tey génn si seen biir kër yi wàcc ci mbedd bi ak i brassard rouge di ñaxtu nag di wax ni lotissement yi nga xamante ni moom la ñuy tàmbali foofu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bokk na ci ñu jàpp ni wàllu morcellement jox leen demi-loo moom loolu moom xel xalaatu ko te duñ ko nangu Ibrahima Seydi kenn ku yore seen kàddu yi. dañu fayloo ay bornes ñu ne ñu des bornes de 15/20 bu ñuy fay des bornes de 15/20 on a cherché à se renseigner ñu ne ñu fay leen ay loo ngeen am jibo complémentaire loolu la ñu am loolu la ñuy réclamer ñu ñëw ñu ne ñu ñun dañuy ñëw ñu dagg 15 bi ñu defal ñu ko 7,50/20 un père de famille avec sa famille imagine ay njaboot yu yaatu la ñu am moom monsieur le maire Ablaye Baldé xam na këram ni 7,50 mooy couloir bu muy jaar donc du mun a accepter moom monsieur le maire du mun a accepter population Kandialang et Cité Peul ñu attribuer leen ay lot de 7,50/20 sur la ay demi-loo yoo xamante ni teguñu ko fenn si intérêt ñaari nit ou bien ñetti nit xam nañ leen on les connaît par cœur. mag ak ndaw askan bi fekk baax foofu ñëpp daal di génn ñoom nag ñuy ñaaw lotissement bu bees bi ñu leen bëgg a jébbal jàpp ni duñ ko nangu. Cité Peul dañ ko éliminer parce que lotissement bu ñu ko indi bu bees lotissement la ñu indi baaxul tey baaxul suba duñ ko nangu parce que lotissement ba lan moo tax ñu sànni ko ba pare moom moo nekk si bornage boo ñëwee versé da nga fekk 15/20 mais lotissement bu bees bu ñu indi doo fekk fa benn bornage. mel ni loolu doyul ñuy artu ñi nga xamante ni ñoo fay ñëw di amal lotissement jàpp ni sax buggatuñ leen fa gis. À partir de maintenant, on ne veut plus voir quelqu'un, ni un agent de la mairie, ni un agent du cadastre venir faire ici un morcellement ou bien un départage. kenn ci askan yi sax ku jigéen kii moom jàpp ni dañoo nangu li nga xamante ni moom mooy lu këram. place bi bu may tabax manka doole bi aw ma doole mu seedi welendi moo ñëw mu aaj ko terrain boobu dañ ko annulé waaw. Kandialang Cité Peul ki askanam jamono yi mere loolu lii di kilifa waaye mairie yi jàpp ni li nga xamante ni bëgg nañ ko def foofu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te ñoom bañuñu ci dara. demi-loo moom ma dee rek dee demi-loo fii dee kenn du wàññi suñu loo bakkan lañ ci teg suñu loo yi. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye njëriñ la nga fekkee bàyyi ko foofee ca bët Saalum réew mi ñëw fii ci Ndakaaru addu ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllub wàccaayu weeru koor gi Sénéral di kuréel googu nga xamante ne day saytu lépp lu jëm ci wàllub kàddu yi ak nataal yi ñuy fësal ci kërum taskatu xibaar yi ngir rek lépp daal di mën a boole nit ñi ñoo ne itam la daal di sàkku képp ku nekk la nga gëm ñu daal di ko bàyyee ca loola mu daal di doxal itam ñëpp daal di maase am jàmm ci miir réew bokk na ci itam kàddu yi nga xamante ne ñoo ngi ko yëkki rawatina ñuy yëngu ci wàllu pour diine waraate yeeg yooyu yëpp ñu daal di xool kàddu yi ñuy xel di yëkki ba bañ a am benn ñagas-ñagas ci seen diggante Babacar Samb. yenn kàddu yu jéggi dayoo te day wax yu ñuy jot a yëkkati ci ay émissions religieuses yu ñuy faral di amal ci weeru koor gi dem bay indi xiro ak ŋaayoo ci diggante jullit yi ba ci këru diine yi kuréel gii di Sénéral di si dànkaafu bépp acteur religieux Babacar Diagne moo daal di jiite bi le conseil de régulation. dañ ci waaru ñun ndax plateau bu ñu waxee diine di wax l'islam mu jur mbiicoo ak mbaalo ñun dañ ciy waaru plateau bi xam ne su jàllee ci suba sa car rapide yi gare routière yi am na sax ñu ma dégg ñun dañoo xeex ci gare routière bële ñuy xeex suba teel ndax sama sëriñ lii sama sëriñ laa mel ni ay champion yu nekk ci benn ring lañ te ñoo xam ne ñi nag ñun ñëpp ñu ngi foon xam seen histoire ñu bëggante gise daje. ay kàddu yi faral di xajaarle dem bay indi xiro ak ŋaayoo ci askan wi mu mel ni taxaw seetlu war naa am ci li ni mel bu ñu sukkandikoo ci bile sociologue di Jibi Jaxate. weeru koor dina bëri ñoo xam ni dañuy wax ci diine nekk ci rajo télévision journaux di wax ci diine mu nekk lu baax mais daf ci am ñoo xam ne dañuy jël benn confrérie benn tarixa mel ni dañuy laal beneen tarixa ni ñun suñu tarixa rek moom moo baax ñee la ñuy def leen dara baax ci xam nga loolu tamit day indi ay jaxas ñu ni nañu moytu loolu donc la ñuy wax waxuñu leneen maanaam ñi nga xam ne dañuy dem di wax ci mbirum diine nañu may indi ay xiiroo ngaayoo ci diggante kër yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn bopp je crois que président loolu kër yëpp ñoo bokk benn bopp Amadou Hampâté Bâ dafay bind ni lii taaral tabi mooy couleur yu wuutee ca ne
li ni mel tax ba bépp acteur religieux war cee am taxawaay bu mat sëkk jëm ci sensibilisation bi le kuréel gi di association islamique pour le soufisme di AIS fas yéene cee taxaw teem waaye seen ëpp njiit di Mame Cheikh Mbacké di sàkku ci les médias ñu daal di dem jige ji bépp comité scientifique yi féete ci bépp këru diine. loolu jàpp naa ne ñooñu télévision bu ñu leen jege leen ñu jox leen élément dañ leen jox koo xam ne bu ñëwee ci télé boo waxtaanee insha allah rabbi du indi dënd bu tàng du indi coow du indi dara ndax dañu waxtaan da nga ko waxtaane ci xam-xam da nga ko te xikma. bile sensibilisation AIS fas yéene cee taxaw teem lëkkaloo ceex CNRA ba tax na bépp këru diine dinañ fa daal di teg seen ab tànk ngir waxtaan ak kilifa yi lu jëm ci seen taxawaay bile. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ginnaaw bu fukki simili ak juróom benn tegoo ci juróomi waxtu ñu àddu ci tolluwaayu mbas mi diggante démb ak tey ñetti nit ñàkk ci seen bakkan juróom ñaar fukk ak ñett ñoom ñoo ko daal di amee bees ñeent fukk yi ak ñeent yi kenn ci ñoom xamul fan la ko jële docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi ñu def juróom ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñeent yi ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak ñett yu tëddee nii juróom ci Kër Massar ñett ci Ngor Parcelles Assainies ak Scat Urbam ñaar ci Grand Dakar Petit Mbao Port ak Sacré-Cœur 3 benn ci Almadies Diamniadio HLM Joal Malika Mamel Mariste Ouakam Plateau Yoff ak Zac Mbao ci région yi am nañ ci fukk ak benn yu tëddee ni ñaar ci Kolda ak Saly benn ci Matam Mbour Popenguine Somone Tamba Thiès ak Ziguinchor juróom-ñett fukk ak ñaar si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak ñett ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan ba su démb alarba juróom-ñaari fan ci weeru avril bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñi leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañ si junni ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi doore ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn junni yu teg juróom-ñeenti téeméer ak fukk. tàggat yaram ñoo àddu ci moom jëmale ko ci association bi nga xamante ne dafa fas yéene boole ñëpp ña nga xamante ne ñoo ngi nekkoon ci INSEPS loole nag niki gaaw gi lañ ko fas yéene taxawal mbébét la mooy ñu gën a joxaat lii la di tàggat yaram gëdëm Pape Ndour nekk inspecteur de l'enseignement moyen secondaire ci bu nekk ci à la traite ñu teewlu ko Odile Minkilan. INSEPS mooy institut bi nekk stade Iba Mar Diop di former enseignants d'éducation physique yi ak inspecteurs yi ak managers yi ñu toog suñu biir xalaat ne ay promotion yu bëri génn nañu parce que INSEPS ñu ngi ko teg depuis 1980 boobu ba léegi nag nit ñi ngi liggéey ci terrain bi yaakaar ne daal jaadu na baax na ñu gis suñu biir créer association bi ñu ngi ko fas yéene def samedi incha allah stade Léopold Sédar Senghor à 10h li ngi tax a jóg mooy lenn ñu gisee entre ñun ñi nga xam ne ñoo génnee INSEPS gisee suñu biir waxtaan suñu biir jël lépp loo xam ne mooy suñuy soxla ñu koy àndandoo di ko fajandoo di xàccandoo dóorandoo beneen li tax a jóg li ñu tax a jóg aussi beneen bi mooy def ba nga xamante ne nii éducation physique dañ ko mën a jàngale nu mu waree ci école yi daara yu ndaw yi yu mag yi ak yu diggu dóomu yi fexe yi tamit lépp luy sport de compétition de loisir di joxe suñu kàddu joxe suñu xalaat ba mu mën a am pratique boo xamante ne dina jaar yoon fexe yi tamit ba xamante ne xale bu ñu def éducation physique ci école yi ñu def ko ci anam yu mucc ci ay terrain yoo xamante ne nii infrastructure yoo xamante ne nii jaadu na méngoo na ak li nga xam ne moom la ñu wax
Sénégal aussi dafa signé ay convention ak UNESCO wàllu éducation physique boo xamante ne nii de qualité lañ koy wax éducation boo xamante ne nii dafa jaar mucc ayib kon nag ñun tamit dañuy taxawaay boobu nga indi suñu kàddu jox si suñu xalaat lépp lu yëngatootu fii ci réew mi ci wàllu tàggat yaram incha allah association bu ñu ko tegee dina ci joxe xalaatam def ay contribution jàppale enseignants de presse yi jàppale tamit INSEPS de Dakar ñuy woo ñëpp nag samedi incha allah stade Léopold Sédar Senghor bu ñu ñëwee daañu créer association bi statut yi ak règlement intérieur yi. Sud FM ganu bés bi. di maître Sidiki Kaba di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu takku der yi niki tey ji ginnaaw bu ñuy janoog waaye taskatu xibaar yi moo ngi addu ci coow li fi doxoon niki weer gële ñu daal di génn ak dogal yi nga xamante ne jël nañ ko ci ñu teewlu ko ak Babacar Abdoulaye Diop. di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay tey te damay tënk en 2 mots li ma wax lu gën a am solo gouvernement sénégalais tey daf leen di invité tey pour jox leen li nga xam ne mooy suñu mémorandum bi am na ay événement ay xew-xew yi nga xam ne amoon na ci weeru mois de mars wax ji bari na liñ ci dégg bari na mais lépp dañuy tuumaal gouvernement Sénégal looloo tax ñu ne il faut ñu organiser conférence de presse bi suñu version ñu wax leen ci biir référendum bi li nga xam ne gouvernement bi def na ko lan mooy position gouvernement du Sénégal accusation yi nga xam ne def nañ ko ngeen bàyyi président Macky Sall si ngeen seetee ñi nga xam ne nee nañu ko mandat illégitime la am mandat bu wóor la am ndax 2012 lañ ko fal te ki nga xam ne moo fi nekkoon président de la République moom nee na lépp aw na ci yoon félicité na ko li ci topp élection locale ñi nga xam ne am nañu ci 2014 moo ko gagné li ci topp référendum bi moo ko gagné li ci topp mooy élection du conseil des collectivités du haut conseil des collectivités territoriales moo ko gagné li nga xam ne mooy élection législative am na majorité ab li nga xam ne mooy élection de 2019 moo ko gagné ci démocratie mun loo wax ne man la askan bi moo yore baat jox la pouvoir bi moo la fal moo la folli président de la République Macky Sall fu mu nekk place am la te mën nañ wax ne mandat légitime la te mandat légitime la ci plan national mais mandat légitime la ci plan international parce que moom ak président Chine ñoom ñoo jiite kuréel bi nga xam ne mooy FOCAC mooy kuréel de coopération entre Chine ak Afrique chef d'État africain yi ñoom ñoo ko fal ñu ne yow yaa ñu représenté ci niveau boobule kuréel bi nga xam ne mooy Union africaine ñoo ko fal tamit ñu ne à partir de l'année prochaine 2022 yow yaay président Afrique de Union africaine loolu wone na que kii am na leadership national et leadership international dañu tuumal force de l'ordre sénégalais yi li ma ci bëgg a wax mooy di ñoom ñii wone nañu que am nañu professionnalisme su dul loolu defe naa ne lu ñu am ci bilan mën na gën a bari te gannaaw loolu da ngeen bàyyi seen xel su fekkente ne dañuy xalaat que am na ñu bare def nañ li nga xam ne dafa jalgati yoon gouvernement du Sénégal dina constituer commission indépendante commission d'enquête nañ fexe ci commission d'enquête yi ñu bare ñu dugg ci mu nekk opposition mu nekk société civile ñu jéem a saytu ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ xam au début du mois de mars 2021 li ma ci mën a tekk tamit mooy di wax nañu tamit que lu ñu fi def force de défense et de sécurité yi war na tax Sénégal war nañ ko yóbbu ci cour pénale internationale loolu wax rek la loolu mënul am ndax crime yi nga xam ne cour pénale internationale kuréel boobule mooy ay crimes yu gën a grave ci crimes yi ci àdduna te loolu defe naa ne loolu amu fii ci Sénégal donc dañu war a dellu si suñ xel
ndax jàmm moo war a xew ci réew mi président de la République Macky Sall wax na ko ci discours du 8 mars jaaraat na ci le discours du 3 avril loolu yëpp mooy di pour que Sénégal ñu mën a vivre te ñu bañ a xàmmee que kii Sénégal oriental la jógee kii Sine Saloum la jógee Sine au Saloum kii Fouta la jógee mais ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañu président Senghor moo doon wax homo sénégalensis mooy doomi Sénégal bi nga xam ne dafa war a fier ci lu mu am mooy cohésion nationale te loolu dafa am solo ñi nga xam ne xam nañu guerre su fekkente ne mën nañuy jënd la paix ci jaar te war nañ ci jaar waruñu ci jaar ndax jàmm rek moo fi sax bi Sénégal amee ba léegi am nañu ay difficultés mais à chaque fois mu nekk 1963 1988 nekk tamit 1968 ba ci 2013 23 juin loolu yëpp jël na ay matuwaay léegi ñu mën a retrouver ñu mën a dox li nga xam ne mooy jàmm loolu moo ñu jig loolu laa bëggoon wax di leen sant leen gërëm